ñeent fukki simili ak juróom bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës bokk na ci jën ya ñuy jëlee ca Ndar Géej di leen jaay ci biir gox yeeg gox-goxaat yi bu ñu moyul dina ami gàllankoor nag ci fukki fan ak juróom ci weeru ko janvier atum 2020 bi la ko waral nag di mareyeur ya nekk ca Ndar Géej ñoom nag ñoo ni artu la leen naqari di seeraay si ñeel wàllum taxi ya ñuy jëfandikoo ngir rek wàllum yoon wi loolee nag ñu fas yéene ko becci ci kanamu jëwriñ bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllum dem ak dikk ci réew ko Sénégal ci alxames gi la ñu war a yëkkati la leen naqari ci kanamu biire jëwriñ na leneen lu ñuy waxtaanee ci jotaayu njolloor si di mbirum Sadio Mané moom nag dinañu ko sargal tey ca musée des civilisations noires gannaaw nag ba mu jëlee di ballon d'or doon football kat bi gën a xarañ ràññeeku ci Afrique ci atum 2019 mu am ndam li ci kanamu Mohamed Salah ak Riyad Mahrez moom Sadio Mané kon nag ñu ngi koy xaarandi bu ñetti waxtu jotee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ponk gu mujj ci jotaay gi ki ñuy àndal di Cheikh Sall mu fas yéenoo jàngatal di yéenekaay yi xëy fasal tey ji yemook àllarba juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi ca Petersen la ñu koy dooree ak lakk bi nga xam ne marché bi moom la xëyee tey bi 6 heures du matin jotee kon la ñu ko fa nemmeeku lakk bi nag xew ci ay magasin yoo xamante ne ay pièces détachées la doon jaay yooyu les magasins nag ñoom jamono ji nag la ñu xamle moo di lakk bi la yóbbaale na ay koppar yu takku ka ñu fa demaloon tey jii di Alioune Guèye. ay weñ rek ngay gis. bërëb bi daal di ñuul kukku ñaari magasin yi ñoo lakk ba jeex tàkk ki ko moom du ñu wax ni yëf yi demee. environ 6 heures du matin la commencé 6 heures du matin lañ ma woo ne ma lakk yi commencé na am sapeur ñëw nañ daaj bunt yi et tout quoi mais léegi lakk bi doo ko fay quoi. xamuñu gardien bi nee na courant la gis bureau bi moo njëkk a tàkk moo jàpp quoi moo indi lii lépp nee na courant la te wax courant la mais xamuñu stade ndax courant la wala lan la laal ndax defaguñ ko saa bi. bu ñu demee constat bi ci la ñuy xam stade lan moo waral quoi. xarit dëkkandoo wala am di jàmm ñëpp a ñëw di mastaw ki yàqule. ñun kay dañ ñëw dama nan maa woo téléphone dama sa xarit bi àll yëpp jeex na ma ne ko kan ñu ne ma pap may leen ban place ñu ne bu nekk di foofu ma ne bi kon ne ba wàcc bërki dem ñu ne ma waaw may leen ban heure la commencé rek ñu ne ma Dakar ñu ne xam ma ay 6 heures daal la commencé lakk ci laa dawee man Pikine jëm si fii man damaa jaxasoo fi na sax dafa baax waa ji yor place bi dafa baax ki moom place bi moo laabir Pam Ñang moo laabir xolam dafa set muy dimbali nit ñi ku ne ñëw di place am di jënd di mën a am dara te du la sonal ci dara. suñu dégloo kii nga xamante ni mooy secrétaire am li ñu ñàkk bëri na lool. bëri na moom mënuma estimer bëri na parce que sama stock rek moteurs yi ça faisait plus de 180 moteurs radiateurs yi pièces venaille yeeg neuf yi kenn mënu ko xayma bëri na. bi ñu ñëwee ñoom sapeur pompier yi ñu ngi doon dem waaye. nangu ñu àddu. ñu wutali ca bët gànnaaru ko réew ka Sénégal la ñu fay waxtaanee nag di jën yi nga xam ne ñoom lañ doon moo doon bàyyeekoo foofee ca Ndar Géej ñu koy yóbbu ci biir gox yeeg gox goxaat yi ngir mën fa jaay yooyu la jën bu ñu moywul nag dina ami taggatémbe ci fukki fan ak juróom ci weeru ko janvier atum 2020 bile kon ñi nga xam ne ñoo di mareyeur yi ñoom ñoo ni artu ñoom nag joxe xibaar ne li sabab nag ñuy yëglu moo di seeraayu taxi yi nga xam ne moom la ñuy fay ci yoon yi ñoom li ni mel jafe si ñoom lool waral nag ñu fas yéene becci seen i jafe-jafe ci kanamu nag joorin bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllum dem ak dikk fii ci réew Sénégal ëllëg lay doon ci alxames ki ñu dem ca Ndar Géej te fekk fa suñu ndaw ba ñu fa teewal di Momar Alice Nia. mareyeur yi nekk ci diwaanum Ndar daje nañu yëkkati seen kàddu di ñaawlu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel bu ñuy tukki di yóbbu jën bi ci yoon yi rawatina ci station de pesage yi ndax taxe yu metti yuñ leen di faydoo. pont bascule bi nga xamante ni dafa nekk ci Sénégal yëpp di arnaqué oto yi foo jaar ñu fayu la fa loo xamante ni te jaaduwul yoon te ñu jàpp ne oto frigo waru ci yéeg ak oto bu yebee jën yëpp glace bu déparé fii Ndar bu jëmee Louga
balay àgg Louga presque poids bi day wàññiku une tonne day wàññiku 500 kilos bu dawee ba jub Thiès poids bi day wàññikuwaat presque 500 kilos nga xam ne bu yeboon 10 tonnes buy dugg Dakar 700 kilos la fay yóbbu wala 600 kilos xam nga kooku waru yéeg pont bascule boo nu bëggee jàppee oto bi nga xamante nii dafa mel ni dafa yeb ceeb wala dawlin wala suukar kooku bokkunu loolu lañ doon wax pour état Sénégal mu jëlee nu ci ñun ñu bañ a jaar pont bascule. jafe-jafe yooyu tax na ñu jàpp ni daañu soobu ci grève ci fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi ñu nekk donte sax ci alxames gi war nañu daje ak jëwriñ ji ñu dénk wàllub transport. danoo jëloon fas yéene arrêté le 15 ba yéeguñ ko nag ba léegi mais nag démb suñu ministère du transport ak Omar yu mu woo nañu wax nañu am na lu mu wax ñoo ngi koy déglu jox nañu rendez-vous fii ak jeudi incha allah su fekkee liñ bëgg fekk si nañu ci ñu teg ko suuf su fekkee nag liñ bëgg defaluñu ko ñu dellu ca la nu nekkoon mooy la 15 daan def arrêt de travail su fekkantee ni lim nu wax def na ko nag dañuy continuer liggéey suñu liggéey. ci seen wàll ñoom nappkat yi ñu ngi am yaakaar bu baax a baax que saafara dina am ci mbir mi ngir nag ñu mën a wéyal di jaay jën wi ñuy napp. gannaaw Ndar Géej ñu wutali ca Mbuur Géej la ñu fay waxtaanee nag di manifester ba fa jotoon a am gannaaw ba ñu fa bëggoon a tabax ñaareelu quai de pêche foofee nag ca Mbuur kon ñi nga xam ne nag ñoom la ñu tegoon loxo ci yooyu le manifester seenu procès kon verdict bi dàkkandi dañ ko ba fukki fan ak ñeent ci weeru février gi ñu dëgmal démb nag la ñu teewoon ca tribunal ba ñu dàkkati li nga xam ne moo di procès bi kon verdict bi ci boobee bés boobee lañu ko fas yéene xam gannaaw nag ba procureur sàkk woon ñaari atu kaso ci benn weer boo xamante nag ci la ñuy tëdd li ni mel nag ñu daal di cay teewlu kenn ci avocat ba di yëngu ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñu tuumal ci mbir mi le ngir rek ñu sàmmal leen seenub ak seenub yelleef maître Abdoulaye Tall lay wuyoo dañu koy teewlu ci micro Aliou Kane. waaw dama ni dañ leen a war a bàyyi parce que ñu dañoo jàpp ni ñi ñu waroon andi ñëwuñu dañoo jàpp ni ñi fi andi ay innocent nañ malheureusement ñi fi andi du kenn ku ci bokk. waaw ñaari ay nappkat nañ sax mais nekk nappkat taxul nga bokk ci manifestation yi parce que nappkat yi ñu wax ni ñoom ñoo fi ñëw tey d'ailleurs liggéeyuñu sax Mbour Joal la ñuy liggéeyee Mbour nañ dëkk nag seen gaal sax nekkul fii da Joal la nekk am na si koo xam ne dafa ñëwoon pour jaay jënam pour delluwaat bañ koy jàpp moo yaay ji ñoo ànd te ci biir ñi ñu jàpp également am na si sax koo xam ne day gérer tàngana ñeneen ñaar ñi ay laveur de véhicule lañ maanaam dañuy raxas oto ñu leen di fay te sa kaw ga lañ jógee xamuñu sax quartier tefes fu mu féetee ñeneen ñett ñi ay mareyeur nañ am na ci maçon am na si koo xam te nii sax xel mi matul c'est pour vous dire que effectivement dañuy veiller à ce que loolu moo tax d'ailleurs sax ñu tuddee ko avocat wu société bi mais tamit ni mu nekkee avocat société bi ñun tamit noonu lañ nekkee avocat société bi tey jii sama posture su ma ko mayoon damay défendre gendarme policiers yi parce que man rendre naa leen un hommage mérité gis naa ni ay nit yu honnête nañ gis naa dañoo ñëw wax dëgg ñëwuñu pour sosal kii que ce soit wala ñëw di jéem a dugal koo xam ne bokk ci wala koo xam ne bokk na ci wala ñëw di ko ci génn wala gis koo xam ne bokk ci ñëw di ko dugal bu la neexoon ñu ñëw ak seen gaañu ak li ñu leen def yëpp ñu ñëw taxaw di leen jéem a dugg mais defuñu ko dañoo ñëw ne ñii fi ne nii ñëpp gis ñu kenn koo xam te ne nii jël na loo xam te ne nii xeer la ñu gis ko mu sànni ko wala mu yàq ñoom daal jàpp nañ leen mais gisuñu kenn si ñoom kuñ xàmmee koo xam da doon yàq je pense que loolu tamit signe de d'honnêteté la signe de grandeur la loolu moo tax ma ni su ma leen mënoon défendre sax dama leen di défendre mais yàlla dina ci def ndox mu seet te am nañ yaakaar ne la 14 bu ñëwee ñoom ñu dañuy bi seen kër. kuréel gi njaboote liggéeykat yi yëngu ci wàllum boulangerie fii ci réew Sénégal ñoom itam ba tey nag giifaguñu ci seen mer rawatina nag jamono ji nga xam ne nag moom la ñuy nemmeeku yokkute njëgu courant ak yokkute ci yenn ci ay salaire rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé bi loole nag di kaddu ka leen jiite ci boobule kuréel moom moomee nag di Amadou Gaye ak ay ñoñam démb nag jot nañoo janook taskatu xibaar yi dañu koy teewlu ci micro Baba Ndiaye. yokk mburu ñun dañ nekk lu ñuy wax régime homologation mënuñu ko fësal mënuñu koo def moo tax ñu ni dañuy demander sax ni la ñu waxoon août 2019 nekkatul ndaxte 1 gramme 0,95 amatul sax faf léegi dañ ni 1 gramme 1 franc moo am ndaxte yokk courant bi yokk salaire yi yokk yi parce que salaire yokk na donc loolu yëpp bu si yokkaatee ñun dañoo jaaxle. jafe-jafe boulangerie yi bu yokk courant bi ñëwee mooy wane ni dañuy dee bu courant bi yokkee moom jàppale ni rek boulangerie yi moom gën nañoo deeti ndaxte na ngeen di jàppee comme ay 10% d'augmentation ko yaa nga ni ay 3000 non c'est autre chose dañuy wax rek
boo doon fay ay 700000 na nga dem ba 900000 boo doon fay 300000 nga dem ba nga yokk lu bëri loolu nag la ñu xam ni loolu kon ñun combat boobu ñoo lànk di mëne ñun suñu combat la dañu si fekk moo tax ñu ni kon danañ fexe ànd ak ñoom si combat boobu parce que ñun li ñu bëgg actuellement nii rek mooy naka la ñuy fexe ba njëgu courant bi wàcc. ñu waxtaanee wàllum mbay mi ak jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk boobule secteur ak équipement rural kon mu ngi woon démb ca ISRA ki nga xam ne nag moo di Moussa Baldé nag rafetlu liggéey li nga xam ne ñu ngi koy amal ci boobule këru liggéeyukaay di ISRA waaye itam di jamono ji nga xam ne moom la fa doon nemmeeku nekkoon na ab porox ndoolu ci liggéeykat yi ngir ñu daal di wax itam jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci boobule këru liggéeyukaay jëwriñ bi nag xam le ne gouvernement bu Sénégal dogu na nag ngir gën a ñoŋal liggéey mi ci biir ISRA kañ cay teewlu Yalioune Gueye. mu nekkoon di visiter fépp ci ISRA. Qui va présenter ce qui se fait dans le labo au reste de la délégation. C'est le bananier. Donc voilà. C'est la plus bon. Il y a l'ananas aussi qui est très intéressant, mais jusqu'à présent on n'a pas encore. ci jumtukaay yi wala sax ci laboratoire yi jëwriñ gi yor wàllu mbay mi di rafetlu liggéeyu ISRA. dama mbégte fii ñëw tey ISRA ngeen xam ne mooy béréb boo xam ne fii la ñuy gëstu pour mbéyum Sénégal pour napp Sénégal ak sàmm ci Sénégal. seen liggéey taxaw na parce que dañuy faral di wax ne woy am nañu ku nga xam ne dafa publier benn article ci revue sangam mu ngi États-Unis mais ñi nekk Bel Air il faut ñu xam ne aussi fu ñuy publier foofu la donc ma gërëm leen di leen sant di leen encourager. mu am ay jafe-jafe yu ñenn ci liggéeykat yi daal di yëkkati jëwriñ gi di wax ni dinañ si indi ay saafara. dinañu saytu en tout cas seen fonctionnement war nañu organiser ay journée xool nan la ñuy taxaw ISRA ba fi mu nekk actuellement mu def jéego yu ko ëpp parce que ISRA déjà bokk na ci ñoo xam ne war nañ ko tiitaroo fii ci sous-région bi ak Afrique mais dañ ko war a dooleel ba ñu xam ne adduna bi yëpp ràññee ko. moom jëwriñ gi di wax ni rek gëstu la njiitu réew mi bëgg. instruction président de la République mooy ñu jàppale les chercheurs parce que recherche mooy indi développement. bërëb bi ñu ngi ko taxawal ci atum 1974 ngir mën fi denc waaye tamit def lépp lu jëm ci gëstu ba tax na mujj nañ fa signé ab accord diggante jëwriñ gi ak waa ISRA. Alioune Gueye ñu wutali ca Fimela ab commune la fare ca région bu Fatick bi le gox nag di jànkonteel yi jafe-jafe rawatina nag ci wàllum ndox mi jot si doon lu jafe ci askan ga fay yeewoo bu ñu sukkandikoo nag ci kàdduk maire ba di Karim Sène leneen jafe-jafe boo xamante ne commune bu Fimela mu ngi koy jànkonteel mi ngi ñeel nag wàllum infrastructure rawatina nag tali yi kon jot na nag gouvernement bu Sénégal daal di leen gëstu ngir mën a gën a yombal dem bekk dikk bi ci commune bu Fimela maire ba Karim Sène dañu koy teewlu ci micro Aliou Kane. problème bi mooy ñun amuñoo mosu ñoon am problème mu ndox mais bi ñu yokkee ndox mi mu dem ba ci île yi ay Moundé ay Dionewar ay Bassar yaa ngi dégg ak réseau Thiadiaye bi parce que Thiadiaye bokkutoon ci réseau bi bu ñu yokkee yooyu foofu la problème yi commencé am léegi nag bu ko defee journée bi bu maraîcher Thiadiaye yi di jël ci ndox mi ñun duñu mën a jot dañuy am problème. comprendre nga léegi il faut guddi jot ba ñu mën a jot ci ndox mi loolu moo nekk problème mu difficulté majeure bi nga xam ne moom la population bi am te loolu bu ñu defee réunion waxtaan ak waa hydraulique les éléments de l'hydraulique nee nañ diamètre bi nga xamante ne nii moom lañ defoon auparavant il faut ñu yokk ko parce que soo tant ko yokkoo diamètre bi duñu mën a am ndox mais soo ko yokkee ba yokkee vitesse bi ndox mi dina mën a egsi. gannaaw commune bu Fimela ñu wutali ca Niodior la ñu fay waxtaanee nag di soxna yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di fa daan seenub doole gannaaw nag ndimbal boo xamante ne jot nañu ko jot ci ay banque yemoo ko 2 millions ci suñuy koppar yi le soxna nag liggéey nañu ba daal di denc lu toll ci 4,5 millions ci suñuy koppar nag ci diirug ñetti at soxna yi nag ka leen dimbali wala boog bi le liggéey nag ka ko sabab di Daba Faye waaye nag la ñu xamle
ci ndaje gañ doon amal moo di gouvernement bu Sénégal naam ne sax ñoom ña ngay wéy di daan seenub doole waaye nag taxaw gi war gisaguñ ko ci kilifa yu Sénégal ñu ngi yëkkati yile kàddu ci ñetteelu édition ba ñu doon amal ci xew-xew nag daal di joxe ay ndimbal ngir jàppale soxna yi ñu mën a daan seen doole foofee nag ca Niodior ñoom nag ci ndaje bi ñu daal di amal ñu nemmeeku fa suñu ndaw ba ñu teewal ca Mbuur di Aliou Kane. ci île bu Niodior ay jigéen yu njaxlaf sawar lool di liggéey ci wàllu napp gi maraîchage wàllu ñaw ak yi ni xeetoo ñoom nag dañoo initier benn concept bu tudd calebasse de l'émergence ñetti at a ngi nii 2 millions dong la ñu amoon comme prêt ci banque yi ngir tàmbale projet bile waaye ci ñetteelu édition bi wone nañ ne am nañu lu toll ci ñeent fukk ci ay millions ci bénéfice. soo gisee xam nga jigéen ñi 2 millions yi bu ñu liggéey dañuy épargner soo gisee ba xaalis bi egsi foofu épargner bi moo tax maanaam jigéen ñi dañ doon liggéey te duñu denc loo dugal sa nekk balaa asamaan set da nga koy lekk tey jii jigéen ñi soxlawuñu sax xaalisu banque parce que ci loolu ñu leen jox noonu buñ ci liggéeyee suñu soxlaa ci la ñuy leb buñ ci bëggee régler seen problème régler ko suñu waree fay kenn du leen taxaw di leen di teg fitna boo xamante ni nii duñ mën a tëdd seen lal yi di nelaw xam nga kon président bu ñëwoon jàppale leen day gën a neex wala première dame ñëw jàppale leen day gën a neex. ci kàddoom nag autorité yi daal kenn jàppalewu leen donte woo nañ leen ba sonn kenn rek daal moo dugal loxoom ci yëf yi di teew at bu nekk ci xew-xew bi muy meeru Fimela. moom jigéen bu jàmbaara la parce que 2000 en 2 bii mooy 3e année bi te ba mu déparé 2 millions ak genn wala la lebaloon boppam ci banque jël 500000 yi formé ci femmes yi pour ñu mun a xam naka la ñuy saytoo xaalis bi 2 millions yi mu tas leen ko daaw bi ñu fi ñëwee ñu ngi woon ci 15 millions et quelques ren ñu ngi ci 46 millions seen liggéeyu bopp te loolu yëpp moom moo ko xalaatal boppam. ci kàddu meeru Fimela bile autorité yi dañoo war a jàppale jigéen yi nga xamante ne ñu mat a jàppale lañ. ñu wàcc ci gaal yi dugg ci oto yi wutali ca département bu Goudomp rawatina nag ca commune bu Simbali Balante la ñu fay waxtaane nag di budget bi nga xam ne wote nañ ko ñeel nag mairie ba foofee nag ca commune ba ci atum 2020 bi le budget nag ñu jagleel ko commune bi mi ngi toll ci 200 ci ay millions ci suñuy koppar waaye nag bu ñu sukkandikoo ci nekk ñene foofee nag ca commune ba am na lu bëri loo xamante ne ay liggéey la mi ngi xaar kilifa yi bokk na nag gën a ñoŋal li nga xam ne moo di dem beek dikk bi waaye tam jote gi ci wàllum courant gi ca fi nga xam ne nag moo di ca Goudomp dañu fay fekki suñu ndaw ba ñu fa teewal di Seydou Diatta. budget commune bu di wanu Simbandi Balante taxawal nañu ko te xëccoo mbaa coojibul te budget boobu nag ñeel atum ren ji nii la tëdd. budget global bi def na plus que 200 millions fonctionnement bi def na ba presque 120 millions. et du moins investissement dem na programme leen 120 millions fonctionnement def na ba 87 millions et quelques. waxoon nañ ko ci wàllu budget participatif ñu loolu la ñu nekk di topp lépp bépp bi xamante ne dañ ko programmé ci budget bi dafa jógee ci orientation population bi. donc dinañ permettre quand même ñu mën a defal tali bi nekk ci ñaari tali yi nekk ci biir Simbandi Balante defal adduction d'eau bi ak tabax ay salle de classe. mais surtout maternité bi nekk Safane aussi. maire bi ak conseil yi fas yéene nañu dab retard bi dox seen diggante ak soxla askan wi ci fànn yu bëri lu nu mel tax ba ñëpp ànd juboo ci liggéey bu ëmb mbébét maire bi ginnaaw bu mu déglu askan wi ci gox-goxaan yi. am nañu forage fii léegi mu ëpp 2 ans mais ñu ngi xaar au fort maire bi war na fexe pour que au moins progressivement ñu def adduction d'eau bi parce que Simbandi fii mooy chef-lieu commune bi. mais boo gisee dëkk bu mel ni Manécounda ak Toufa ak Terembas c'est juste ci commune bi la bokk. donc c'est nécessaire que ñoom rapidement ñu jox leen ndox et puis ainsi de suite déwén ñu def extension bi. comme état dafa ne compétent dafa jëlee compétent jox ko population yi donc environnement si la bokk. reboisement dafa nekk priorité. moo tax dafa war a accompagner loolu accompagner yooyu compétence yooyu mooy dimbale municipalité yi. jox leen ay may nga xamante ne par exemple ci nawet bi wala ASC bu nekk mun na jëmbat ay garab si dëkkam donc dëkk bu nekk ban 41 village dëkk bu nekk boo jëmbatee donc da ngay gis ni environnement bi garab yi dañu gën a bëri si dëkk bi et loolu tamit na gën a andi avantage si population bi. ndox mi léegi dafa manqué teen yi dañuy dem rek mois de mars
teen yi woow jigéen dañuy sonn torop ci wàllu ndox mi. ren nag ay coppite la ñu nemmeeku ñeel koppor bu ñuy duppee fond de dotation ndaxte mboolem communes yi jot nañ ci wuute lool ak at yàlla weesu mu nekk lu ñëpp di rafetlu. Seydou Diatta ñu waxtaanee mag ñi ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy faral di jànkonteel rawatina ci seen wàllub wér-gu-yaram ku ne wa mag nag xam ngeen ko feebar daal di dikk ñu mën cee nemmeeku nag jafe-jafe ya ñuy am ci seen wàllub gémmiñ waral nag ñu daal di amalub waxtaan ak docteur Cheikh Dieye moom nag day gëstu lu jëm ci wàllum bëñ moom moomee nag sekk waxtaan ak Mamadou Bipa Sissoko dellusiwaat nag ci jafe-jafe yi nga xam ne mag yi ñu koy jànkonte rawatina nag li ñuy woowee prothèse yooyu les prothèses nag seeraay gën ci nemmeeku nag doon na ab gàllankoor ci wér-gu-yaramu mag ñi Mamadou Bipa Sissoko. ñi nga xam ne seen at yi kawe na ñu ngi faral di jànkonte ak yenn feebar waaye feebaru bëñ bokk ci feebar yu ñuy gën di gis lu ci gën a graaw nag mooy ne loolu mun na andi yeneen i jàngoro itam. mag moom daanaka mag bu dafay boole ay feebar yu bari soo xesee ba nekk mag rek. déjà bari nga ay jàngoro yu bëree bëri. mais li ci gën a fréquent souvent mooy ay problème mu lañ la ñuy wax kii dafay seere wala yu demee noonu te loolu li koy indi maanaam mag ñi ci ëpp manqué nañ ay bëñ wala amuñu bëñ. xeetu gémmiñ doon na luy faral di ànd ak feebaru gémmiñ wala bëñ buñ sukkandikoo ci kii di docteur Cheikh Dieye nekk dentiste waaye mun na jóge itam ci yeneen i feebar. xeetu gémmiñ d'abord loolu ci la nekk au niveau buccal mais xeetu gémmiñ souvent du loolu kese aussi souvent ça dépend de la personne souvent dina nekk ci gémmiñ gi dina nekk ci ay bëñ yu carré mais parfois dina nekk au niveau même de l'abdomen nit ki mën na am yenn pathologie au niveau de l'abdomen nga xam te ni dafay am xet à ce niveau là parfois aussi ça peut être psychologique sur certains patients ñoom ñooy xalaat ni seen gémmiñ mi ngi xeeñ rek mais alors que en fait il n'en est absolument rien. am benn at te ànd ak say bëñ yëpp doon na loo xamante ni du ñëpp ñoo ko am waaye ñeneen ñi suñ ko mënul am lu ñuy mujj def mooy poosé ji. problème traitement dentaire souvent dafay cher ci mag ñi moo tax état bi war na ci góorgóorlu ba nga xamante ni dinañ leen aider ba nga xamante ni chaque personne boo xamante ni troisième âge la di nga mën a am prothèse état bi subventionné ko pour que ñu mën di lekk normalement. personne troisième âge dafa nekk nit koo xamante ni mag la faible na donc hygiène am dañ ko war a toppatoo bu baax surtout ñi nga xamante ni ñoo ko yore ci kër gi bu àggee à un certain âge di ko brossal bëñ yi gémmiñ gi après chaque repas su lekkee ba pare ñu nettoyer ko mu set su fekkee appareil la yor aussi appareil dentaire appareil xam nga souvent dafay retenir des aliments ñuy jël appareil bi di ko nettoyer fexe ba mu vraiment gémmiñ gi mën a set bu amee ay bëñ yu carré mu dem ci dentiste ñu traité ko souvent aussi muy dem di def ay visites systématiques ay détartrage pour y avoir une meilleure hygiène bucco-dentaire. su fekkee lii di jóge ci feebaru gémmiñ ak i bëñ lu bëri ci mag yi lañ koy faral di gisee ndaw yi itam rëccuñ ci waaye lu tax ñu mun ci mucc mooy ñu toppatoo bu baax seeni bëñ ngir mën a retaan ak seen bëñ yëpp ba seeni 80 ans. ñaareelu pàcc jotaay gi biti réew ak Somalie lañu koy dooree ñeenti doomi aadama yi nga xam ne ñàkk nañ seenub bakken gannaaw ab cong boo xamante ne dal na ci seenub kaw lu toll nag ci fukk am ay gaañu-gaañu yu metti mi ngi xewee nag tey ji nag ci àllarba gi ab nit bu daal di yëpp ay ndell ci kaw moo daal di kalaate ñu jàpp ne nag ñi def bi la ñaawteef ñu ngi bokk ci islamiste yi nga xam ne ay shabab lañu faree fële ca Mogadiscio ab woto kon la daal di yëpp ay ndell daal di kalaate ci kaw askan wa rawatina nag ci wetu fi nga xam ne moo di parlement ba bu ñu sukkandikoo ci xibaar boo xamante ne mi ngi bàyyeekoo ca police bu réewuk Somalia. gannaaw Somalie ñu wutali Iran ak ab roppalaan boo xamante ne ligne ukrainien la moom nag moo daal di daanu gannaaw nag ba mu décollé fële ca Téhéran Boeing 737 bu compagnie Ukraine International Airlines loolee nag yeboon ci lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomi aadama ñoom ñëpp nag ñoo daal di ñàkk seen bakken li ni mel nag xewee tey di àllarba yemoo ko juróom-ñetti fan ci weeru ko janvier atum
2020 ci aéroport international bu Téhéran xew nag ay fan gannaaw nag ba ñu xamle ne Iran nag amaloon na ab cong boo xamante ne mi ngi ko jagleloon ab daluwaayu réewu ko Amérique foofee nag ca bërëb ba kon ñu fàttali ne Iran ak Amérique jamono ji nag seenub diggante taxatu ko ratax gannaaw nag ba waa États-Unis fàtte ki nga xam ne moo di général Soleimani ci aljuma gi ñu weesu. nañu leen ko junjee woon ci bopp njolloor si kon Sadio Mané ballon d'or bu réewuk Afrique doon football kat bi gën a ràññeeku ci atum 2019 bi le kon ñu ko doon xaarandi ci réewuk Sénégal tey jii kon mbir mi daan nañ ko bëttal bu ñu sukkandikoo nag ci Bakary Cissé moom nag moo yore lépp lu jëm ci wàllum communication bu football kat bi di Sadio Mané moom Bakary Cissé yëkkatee yile kaddu ci suñu naataango yoo nekk ci rajo Futur Média ñu fàttali ne kon Sadio Mané démb nag la ñu ko daal di tabal football kat bi gën a ràññeeku ci atum 2019 ci kanamu ki nga xam ne moo di Mohamed Salah ak Riyad Mahrez kon Sadio Mané ñu namoon ko amal nag ab sargal bi ñu namoon ko amal ci musée des civilisations noires kon bëtal nañu ko ba jëmmi jamono du ñàkk nag dañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar bu Sadio Mané yegsee fii ci Ndakaaru wana lekk askan wi raaya bi nga xam ne moom la ñu ko jox démb ca réewuk Égypte ñu wax ba tey ci jotaayu njolloor si ak sedd bi nga xam ne nag yegsi na jamono ji ci Ndakaaru bu ngeen ko seetloo fajar gi nag dafay tàmbale sedd waral nag ñu daal di amal taxaw seetlu ci tout tànk yi yan anam nag la ñuy moytandikoo li nga xam ne moo di sedd bi daal di aar seen bopp ak yére yi nga xam ne moom la ñuy sol bu ñuy dem jàngi wayjur yi yan matukaay la ñuy jël loolee nag reportage bi léegi ñu ko defal di Boubacar Dia. école Sakoura Badiane diggi école bi wéet lool ngelaw li di yëngal xobu garab gi nga xam ne moo nekk ci diggi cour bi ci classe CM2 bi jàngalekat bi fa nekk di nettali ndongo yi benn téere boo xam ne moom la ñuy jàng ndongo yooyu sax yàkkamti loolu ci tontu ci laaj yi nga xam ne seen jàngalekat moom leen amal. ci bile école élémentaire jàngalekat yu ci mel ni Amadou Léna Diop nemmeeku nañu ni waajur yi ñu ngi toppatoo seeni doom di leen solal ay yére yu diis ci bu ñuy jàng ci fajar gi ak seddaay bi. te période bii ñu toll nii soo xoolee xale yi wër ñu soo xoolee ku ci nekk yaa ngi ak say capuchon yaa ngi sol lu diis xam nga ndax période bi moo ko war parce que période bu nekk rek temps bu nekk rek ni ngay solo ak yooyu noonu xam nga nous avons constaté nañ que yaay yi parents yi du moins parents yi ñoo ngi jël loolu noonu. boobu leen nemmeeku. ñu am firnde bi ci élèves yi nga xam ne mooy Bachir ak Maam Diarra ñoom ñii ñu ngi fii ci fajar ba léegi waaye ku ci nekk mu ngi sol ba léegi say yére yu diis ngir moytu seddaay bi. man su may ñëw école yére olof laay sol chaque jour damay solaale sama pull vert parce que dafay seddu guy ak fenêtre yi nii ci classe yi. dangay weex dangay didim dangay xar yooyu yëpp mu ngi ci seddaay bi. yére yu diis ndax damay sedd su ma sol yére yu diis yi kii seddaay bi day dugg sama yaram bi baaxul day indi feebar. fi mu toll nii sedd bi di gën di dugg ci mag ak ndaw ku ci nekk di sol yére yu diis loolu la tax waajur yi di toppatoo seeni doom bu ñuy jàng ci fajar gi école ngir ñu bañ a liw waaye itam mën a suivre seen cours ni mu waree. Boubacar Dia ñu yegsi ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si ànd ceeg Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéen kaay yi xëy fasal tey. mbokk yi dal leen ak jàmm Fatoumata Makhtar Ndiaye mi ñu faatoon ci weeru novembre atum 2016 tribunal bu Ndakaaru
amal na ab atteem ni ki démb la turbine di deet si waat si li nga xam ne moo tukkee si tribunal bu Ndakaaru naan ni ki démb nag yëngatu na lool ginnaaw bi nga xam ne déglu nañu Samba Sow moom mi ñu joxañ baaraamu tuuma si googulee faatu ay kàddoom yëngal lool tribunal bu Ndakaaru la turbine xëy ni addoo enquête yéene kaay naan moom kay kawteef dëgg moo am si tribunal bu Ndakaaru ni ki démb ginnaaw bi nga xamante ni bi Samba Sow mu nga yëkkati ay kàddu yu doy waar foofu sa kanamu attekat ya les ko moom naan ki ñu joxañ baaraamu tuuma nag taxal na bu baax a baax député bi nga xam ne moo di Awa Niang ak tantam ja moom jàpp na ne ñoom ñi si boppam ñoo sabablu faatu Fatoumata Makhtar Ndiaye maanaam ñooy commanditaires yi le témoin naan accusé bi kay complot politique dëgg la jàppe Fatoumata Makhtar Ndiaye ginnaaw bi nga xamante ni bi joxoñ na baaraamu tuuma ki nga xam ne moo di questeur bu assemblée nationale Awa Niang source a xëy di teqantal kàddu yi nga xamante ni bi bàcc ma sàmba yëkkati na ko ni ki démb foofu sa kanamu attekat ya naan ab sëriñ moo lëkkaloog tantam Fatimata Sow ak député bi di Awa Niang daal di faat ki nga xam ne moo di Fatoumata Makhtar Ndiaye maanaam dañ koo rendi moom Samba Sow si biir yéenekaay bi naan ki nga xam ne moo di tantam ak Awa Niang dañ ko doon jox ay gàllaaj yoo xam ne moo leen doon dugal ci oto Fatoumata Makhtar Ndiaye ndax moom mii moo nekkoon ab dawalkatam naan ñoom ñooñee benn sabab rek la ñu bëggoon moo di faat Fatoumata Makhtar Ndiaye moom mi ñu joxoñ baaraama tuuma si mbir mi am lu toll si fanweeri at ak ñett mu ngay wax mbir mu doy waar naan ginnaaw bi ñu faatee Fatoumata Makhtar Ndiaye ki nga xam ne moo di sëriñ ba dafa jël deret ja jox ko ne ko naka naan Amadou Ba di doomi Fatoumata Makhtar Ndiaye ginnaaw faatu ko waajuru mu jigéen mu ngay nettali bu baax a baax ni nga xam ne noonu la mbir yi demee woon ak bis bi nga xam ne amoon na fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2016 procureur bi nag jàpp na ne ñi nga xam ne ñoo fi jëlee peine de mort njumte dëgg la ñu def ndaxte ki nga xamante ni bii moo di Samba Sow moom jàpp na ne yooyoo na guillotine wala chaise électrique maanaam ñu masque courant ba mu faatu l'observateur xëy naan kàddu ki nga xam ne moo di Samba Sow nag ak waroo dëgg da see am ginnaaw bi nga xam ne jonoon ak ñi nga xam ne ñoo di attakat yi teewul nag mu joxeñ baaraamu tuuma APRC yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Pikine di Awa Niang basi ki nga xam ne moo di Abdoulaye Timbo kaddu yi ñagas yi nga xam ne nag moom doon na ko yëkkati moom Samba Sow foofu sa kanamu attekat ya si biir Vox Populi mu ngi naan naa deretu Fatoumata Makhtar Ndiaye ginnaaw bi ñu ko faatee joxeñ baaraamu tuuma APRC yu Pikine waaye tamit kaddu yu ñàkk teggin yi nga xam ne yëkkati na ko fa nag naqarlu na bu baax a baax ñi nga xam te ne bi ñoo di jege ñaale ki nga xam ne moom la ñu faat ak njabootam gi nga xam ne ñoo fa teewoon moo waral parquet bi sàkku ñu tëj ko ngirub dundam maanaam perpétuité ak ndàmpaay lu toll si juróomi téeméeri millions yoo xam ne dina ko jox njaboot gi délibéré bi nag ñu koy xaar ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2020 gii ñu nekk réew mi quotidien moom jàppee li nga xam ne moo am film horreur tax source a jàpp ne ku amul fukki at ak juróom-ñett waroo yër lu tukkee c'est tribunal bu Ndakaaru maanaam film interdit au moins de 18 ans bàyyi Samba Sow ak ay jéeyam wutali Sadio Mané ak ay jalooreem footballkat bi gën a xarañ ci dënnu Afrique atum 2019 jox nañ ko doomi Sénégal yi nga xam ne moo di Sadio Mané tax nag yéenekaay yëpp nag xëye ko fësal ci xët wu njëkk moom Sadio Mané ak Ballon d'Or bi nga xam ne jox nañ ko ci réew Afrique yi l'Observateur tudde ko le roi lion moom Sadio Mané Le Soleil yéenekaay moom sorewu ko dara lion di tekki gaynde di tekki jatu ci li nga xam ne moo di làkkub soosé bi nga xam ne moom la Sadio Mané namp noonee la ko Soleil yéenekaay xëy jatee moom Sadio Mané ginnaaw bi nga xam te ni bi jox nañ ko googale trophée Libération moom xëy jaxase turam bu ak dendu Afrique Magnifique la ko tuddee ginnaaw bi nga xamante ni bi indiwaat na Ballon d'Or ci réewum Sénégal ginnaaw fukki at ak juróom-ñett yi nga xamante ni bi toog nañ ko di ko xaar ginnaaw bi nga xamante ni bi El Hadji Ousseynou Diouf tegale na ko 2001 ak 2002 diggee bor la Vox Populi xëy naan Sadio Mané ni mu ko diggee woon noonu la ko defee je l'avais promis maanaam diggoon naa leen ko Sadio Mané indi na Ballon d'Or fii ci réewum Sénégal le témoin moom naanu dalee Bambali ba sa pyramide bi Sadio Mané dugg na ci taarixu football ci réewum Sénégal waaye tamit bokk na ci taarixu football ci réew Afrique yi yëpp di ab épopée boo xamante ni bi moom la ko le témoin xëy tuddee Sud Quotidien naan Sadio Mané kay mooy roi d'Afrique dëgg enquête yéen kay tudde ko apothéose ginnaaw bi nga xamante ne bi jox nañu raayab footballkat bi gën a taqe ci réew Afrique yi Sadio Mané naan fukki at ak juróom-ñett ginnaaw El Hadji Diouf Sadio Mané indi na Ballon d'Or fii ci réewum Sénégal boobulee Ballon d'Or nag Sadio Mané jagleel ko waajuram bu jigéen naan lu jig njàkk moom mooy njàkk mooy ki nga xamante ni bi def na lépp ngir ma yegg fii ma yegg tey jii nag dinaa ko delloo njukkal ci kanamu àdduna wërngal kap ci biir Les Échos Sadio Mané naan fu sori laa jógee ba yegg si fii ma yegg si tey waaye tamit gàttandu gu mucc ayëpp mu ngi koy xaar fii ci réewum Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni bi am na boobule trophée Mané nag delloo bu baax a baax njukkal waajuram bu jigéen ci biir yéenekaay bi waaye tamit yéenekaay bi fàttewul benn yoon kàddu yi ki nga xam ne moo di Samuel Eto'o ginnaaw bi nga xamante ni bi Sadio Mané am na boobule trophée naan nag sànni na ay doju rëy ki nga xamante ni bi moo di Mohamed Salah ginnaaw bi muy ndokkeel Sadio Mané naan ko gañakan nga waaye tamit boo ñàkkee di nga nangu sant nañ la si teewaay si Ndakaaru waaye tamit sant nañ la si teewaay tey si Égypte Mohamed Salah yéenekaay bi naan réagir na donte ay kàddoom guddul Riyad Mahrez moom naan trophée bi nga xam ne Sadio Mané gagné na ko da ko mérité record yéenekaay xëy ab numéro spécial si CAF Award 2019 ginnaaw bi nga xamante ni bi jox nañu raaya ba Sadio Mané juróom-ñetti xët yi nga xam ne moom la amee yëpp nag loolee la ko jagleel waaye tamit mu ngi say fësal bu baax a baax doomi Bambali ji nga xamante ni bi moo gagné Ballon d'Or africain 2019 Sadio Mané fës lool si boobule yéenekaay waaye tamit yéenekaay bi naan ak gàttandu gu mucc ayib mu ngi koy xaar fii si réewum Sénégal ginnaaw bu fi yegsee tey jii si ngoon
mu ngi naan Sadio Mané dafa jaar ci tànk yi ki nga xam ne moo di El Hadji Ousseynou Diouf. jeexalee ak wàllum tàggat yaram ba léegi ak suñu lamb gi nga xamante ni bii mu ngay xëyee nag combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo naan combat boobu nag jamono ji taq na suuf dëgg muy laaj nag ndax ki nga xam ne moo di Ama Baldé ndax bu combat boobu yembul dina delloo ñaar fukk ak juróomi millions yi nga xam ne moom lañ ko avançoon ki nga xam ne tani bii nag moo di Birahim Ñing moom jàpp na ne dara mënta tee boobulee combat daal di taxaw Tapha Tine moom ci biir yéeni kaay bi di suñu lamb ko ko yitteel moo di Eumeu Sène mu ngi naan maa ko man te maa ko ëpp doole mu ngi naan Eumeu Sène waru ko wutal adversaire ndaxte ñun ñaar ñoo war a janoo bu fekkee ne ñeme na ko rek na jël avance am jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. cant ak gërëm ñeel na la Cheikh Sall fàttali xibaar bi mujj gi ci mbirum Sadio Mané footballkat bi gën a xarañ ci dendo Afrique ci atum 2019 moom Sadio Mané nag biñ doon waajal teertu bu mucc ayib fii ci Ndakaaru ci musée des civilisations noires kon bëttal nañ ko ba jëmmi jamono bu ñu sukkandikoo nag ci Bakary Cissé di nag ki nga xam ne moo yore wàllu communication kàddu yu mu yëkkati ci suñu naataango yo nekk ci rajo Futur Média kon Sadio Mané mujjuta am autorisation daal def escale ca Tunisie moo waral jamono ji daal dinay wutali ca Liverpool bàyyeekoo ca Égypte fa ñu ko doon sargale démb mu ngoog jotaayu njolloor si fi la ñu koy yëkkatee rafetlu seen ànd ak suñuy programme ci ITV xibaar yi di wëndi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf